xibaar yi ñu dooree ko ak crise bi nekk ci njàng meeg njàngale mi ba léegi noppeegul syndicat autonome bi ëmb jàngalekatu moyen secondaire u Sénégal yi ni ki ëllëg dinañu amal ab marche nationale fële ca diwaanu Thiès boobulee doxu ñaxtu ba ñu ca noppee dañu ca toftal ab grève ñaari fan alxames lay doon ak aljuma la ca SAEMS bëgg nag moo di le groupe Sénégal xaatimoon ci seen diggante ak ñoom mu daal di koy jëmmal waaye itam ñu xool ak seen yaay payoor ñu ondu ca Kinu Sabalde. yaakaar bu yàqeeku lañu am ginnaaw ndaje bu ñu doon amal ak gouvernement bi soxol monitoring bi. lenteur administrative nguur gi waxuñu lu leer ndax dina ko def wala du ko def beneen bi mu jëm ci wàllu payoor gi nga xam dafa am kumba am ndey ak kumba amul ndey tamit ñu seetu ne addu si jëmale ndaxte waxu caaxaan nañ ñu wax naan ñu ay waaw président mu ngi lijjanti rapport boobu beneen bi nag moom mooy bi nga xam sax dañ ko fàtte muy rapport bu am solo jëm ci création code des administrateurs scolaires. jàngalekat yu bootu ci kuréel boobu de fas yéene doxal seeni ñeenteelu plan d'action. àllarba fukki fan ak ñaar ci weeru janvier bii dañ ne bu 9h jotee bu kenn fas xànc ak morom ma ne ñëpp bàyyi njàngale mi def débrayage ñu fekk suñu Cees ñu def fa doxu ñaxtu bu am solo ngir wane suñu naxar likkul ca ëllëg sa muy alxames ak ajjuma fukki fan ak ñett ak fukki fan ak ñeent ci janvier bi tamit benn jàngalekat ci Sénégal du fas xànc ak morom ma ngir wane suñu naxar bi nga xam ne rëy na trop par rapport à déception bi ñu am ci gouvernement bi. ginnaaw ñaari at yu amul ay perturbation ndax feebar Covid-19 bi mu mel ni yëngu-yëngal yi dikkaat na ci njàng mi ak njàngale mi. xam leen itam ni syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation ñoom itam dinañu amal ab grève totale bu ci diirub ñaari fan fukkeelu fan ak ñaar lay doon ak fukkeelu fan ak ñett bu weerub janvier waa SADES ñoom itam la ñuy sàkku moo di ñu sëggaat ci payoor yi nga xamante ni moom la ñuy jox agent fonction publique yi waaye itam ñu xoolaat âge bi ñuy dem retraite daal di koy yokk ba juróom benn fukki at ak juróom day di met mu mel ni ci njàng meek njàngale mi rek foo laal mu yëngu waat na. Xadi te boo gisee ni mbiri di tëddee chaque année ñu dégg ay problème da ngay gëm ni nguur gi fulaalul jàngalekat yi parce que wax dëgg yàlla ay accords yoo xam ne dañ ko signé at mu jot ñoom ñu génn wax que ni li ñu digge woon ak ñoom defuñu ko te dafay mel ni c'est le statu quo parce que avant Mariama Sarr di yore monitoring fàttalikul Xadi Cheikh Kanté moo fi nekkoon donc mu nekkoon ak jàngalekat yi di gis nañu après fu mu mujj daanaka tey boo ko laajoon jàngalekat yi dañu lay wax ni foofu it jëleewuñ fa lu bari ñu ñëwaat tey tàbbi ci loxo Mariama Sarr bi nga xam ni monitoring bi man jàpp naa ni encore une fois loolu moo nelawal jàngalekat yi te fi ñu toll nii man gëw ma ni dañ seen yitte danañ ko saafara ci waxtu wi ndax ñi nga xam ne ñoom ñoo doon war a déglu ñu ngi ci leneen. mooy élection locale yi nga xam ne ni moom la ñu dëgmal parce que ñoom dama jàpp ni nguur gi dafa leen nelawal ba mu leen woowee ci monitoring ci année électorale. te gis nga fan yi di ñëw itam dina am ay élection de représentativité ci ñoom biir jàngalekat yi donc nga gis ni tey dina am ay temps bu bari boo xam ni quantum horaire bi dinañ ko perte. te li may faral di wax saa su nekk rek mooy ak lu mu métti moom année bi dina yegg te xale yi ñoom ñoo ci loru. man li ma gis mooy te li ma gëm aussi mooy du yoon état di signer ay accord du ko respecté. mais comme nag boobu ba léegi si nit ñi ngi continuer di wax ni ba muy signer accords yi mënu ko woon xëy na li ci des tey ñu woote waat waxtaan ñu xool li ci mën a nekk ñu gaaw ko satisfaire. Mansour ndax moment bi ñuy laajaat seen ay sàkkuteef baax na ndax laataa ñoo yegg ci marche bi ñu war a def suba incha allah ay fan a ngi nii ñuy prévenir que ci la ñu jëm waaye kenn faalewu leen. moment boo séq ak ay nit yu dénk sa moomeel saa bu la neexee jàmbat. amul moment. dafa aju ci ni kay dañu dénk ay nit suñu moomeel yoo xam ni dañoo desee nawloo sénégalais yi. parce que campagne de prétexte pour nga wuy ay jàngalekat. parce que ñoom ñiy campagne bu dul woon jàngalekat yi du ñu am xam-xam bu ñu leen dénkee li ñuy jiitee réew mi ba tax ñuy jëmale ko ci ñoom Xadi dañu war a déglu Serigne Mbaye Thiam day campagne. est-ce que mën naa campagne ba du déggu jàngalekat yi juróom benn ministère yi nga xam ne yëpp ñoom la concerné mun nañu seq ak ñoom waxtaan pour jéem a trouver solution tey jàngalekat bu ñu demee grève suñu ay doom ñooy nekk victime li ñuy indi ci ay proposition nañ déglu jàngalekat yi naxante ak ñoom jàngalekat yi li ñuy laaj bu fekkee seen ay droit la am nañ ci sañ-sañ te am na ci loo xamante ni bi nguur gi ñoo ne woon waaw ba noppi kilifa gu ay kàddoom di dañ ñi ko laajoon kàddu yi continuer ci ay manifestation mu continuer di laajaat askan wa yeneen i kàddu mais ñooñu wóolu leen jox leen aw ngàbbin njuumte lu mag la. donc jàpp naa ni bu fekkee am nañu wegeel ci population bu Sénégal bu fekkee am nañu wegeel ci élèves yi
am nañu wegeel ci enseignement ci Sénégal war nañu déglu jàngalekat yi. woo leen ci wàllu waxtaan. c'est vrai que dajale leen dina xaw a jafe ndax syndicats yi dañu bëri mais nag kenn ku nekk xam nga ay revendications parce que jàmbatuñu ko ci mbedd mi. notifié nañu leen ko ci ay kayit nañ leen woo waxtaan ak ñoom lu ñu mën ci li ñu leen diggoon ñu jéem ko def parce que kilifa day fonk kàddoom. Abdoulaye bu weesoo sax li ñu leen diggoon ba xaatim ko ñoom li ñuy sàkku bokk na ci ñu xoolaat seen i ay payoor waaye dégg nañu ministère bi ayu bés bi ñu weesu ñuy xam ne ni loolu jamono ji du lu mën a nekk. waaw defe naa ni lu am solo la parce que tam dañoo defoon jàngat bu yaatu jëm si li nga xam ni moo laal régime salarialu fonctionnaire u Sénégal yi. kan mooy hiérarchie A ak foo mënti féete ko mooy hiérarchie B ak foo mënti féete pour ñu andi li nga xam ne moo di joyanti. maanaam jubbanti li nga xam ni jàpp nañu ni dafa nekk mbir boo xam ne déséquilibre la par rapport ak ki nga xam ne diplôme bi mu am. ak hiérarchie bu mu ak la muy fayeeku donc loolu yàgg nañ ko waxtaanee fii nga xam ne moo di mim réew ma jàpp ni nag ministre bi du mun a wax ni effectivement tallaguñ ko wala mënaguñ ko def damay jàpp ni doon nañu def monitoring te soobu si élection warta mën te tax conseil des ministres di teniru warta mën te tax ministre bi ñëw bureau di écouler les affaires courantes warta mën a tax kii nga xam ni mooy ñii nga xam ñoo di DAGE yi ak conseil technique yi wéyal seen liggéey parce que loolu moo di administration bu normale loolu mooy la marche normale d'une république enseignants yi nag ñi ngi def grève totale ñi ngi def marche nationale donc war nañ leen gën a mën a déglu par rapport ak sacrifice yu ñu def parce que Ouganda bërki démb la ñu doog ubbi seen école ubbiwaat seen école gannaaw ñaari at boo xam ne dañ ko tëj rap xam nga lu ko waraloon Covid-19 moo ko taxoon te ñun Sénégal tëj nañu ubbi nañu situation bu doy waar enseignants yi dékku ko am si ñoom ñoo xam ne faatu nañ si loru nañ si ñàkk nañ si seen bakkan donc damay jàpp ni sens élevé de patriotisme boobu nag bu ñu ko wanee defe naa ne niñ ko sëkkal ci ñuy nguur gi war nañ leen gën a mën a déglu andi waxtaan ba nga xam ne effectivement daañu trouver ay plage de convergence yoo xam ne daañu mën a régler problème yi une bonne fois pour toutes parce que système éducatif sénégalais nu mu yëngatoo di wéy di yëngatu defe naa ne baaxul par rapport ak lii nga xam ne bëgg nañ ko ci gune yi ngir xam-xam gu ñuy sàkku. Abdoulaye ñetti téeméeri diplômé ak juróom fukk ci métier yu ñeel wàllu raay ñu génnee institut supérieur d'enseignement professionnel bu diwaanu Thiès ci jamono ji li ñuy sàkku mooy ñu recruter leen ci exploitation bu train express régional bi ñoo diplômé yooyu lee di xam le ni lu tolloog ñaar fukk ci ñoom képp la ñu jël te loolu lim bi dafa ndaw torop seeni ay kàddu la tax ñuy artu jëmale ko ci njiitu réew bi di ko ñaan mu sekk ñoom waxtaan wala li ni mel mu daal di koy corriger bu ko moyul rek ñoom dinañu tëral ab plan d'action ñu ondu ci ak Tidiane Diallo. étudiants yi nekk ci institut supérieur d'enseignement professionnel de Thiès ñu ngi réclamer seen intégration ci recrutement TER bi. suñ promotion bu ñu génnee ba léegi nous sommes 350 te ñun ñëpp foofu la ñuy génne te imaginez-vous madame ci recrutement bu mu def ils ont recruté plus de 900 et plus de personnes ci premier tronçon du TER. mais 900 plus de personnes yëpp ngeen recruter la mu leen tere recruter ceux qui sont aptes dans le domaine. ñoom ñi la di xamle ay recrutement politique la ñu def ci TER bi. tey gi c'est une histoire de quota da ngay ñëw dugal fa sa nit kii ñëw am fa benn quota de 50 moom booy bi sama parti la nekk bon booy bi sama fii la nekk.